ألا إن حزني في الفؤاد توقد ودمعي جرى يحكي من الوجد عندما internet yi ñu waxaat nañ leen asalaamaaleykum wa rahmatullah kon mu leen waxoon léegi nii sunu plateau bi jeex léegi ñu jaajëfal bu baax Oustaz Nalla ak Maguette borom UGB ñuy kontaan si ñoom am na solo yaakaar naa ñi doon suivre kontaan nañu waaye waxoon nañ leen tey nag 15 mars la Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moom bis bi moo tax tunu taay yar xam naa ni yéen ñuy suivre mën ngeen commencé préparer yónnee seen vidéo ci 77 685 36 40 ku si yónnee sa vidéo incha allah sunu ko temps bi mayee daan la dugal incha allah nga wax li ngay contribuer si sa maam ndax maam Cheikh ñëpp a ko bokk. waaye nag deuxième partie bi nag dañ ci ànd ak benn sang benn soppe moom bañ na ko ba moom dañ ko tuddee sëñ Moustapha soo dégg Moustapha nag sa xel dem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mu ne Moustapha Al Maktoum la tuddee boppam. mu nekk dàkkantal nag bu metti dàkkantal bu doy waar ndax Al Maktoum du ku nekk yaa ko war tuddee sa bopp waaye nag dinu ko wax léegi kon dañ koy dalal rek sëñ Moustapha di la wax dalal ak jàmm ci Solu TV di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah na nga nuyoo ñu lay seetaan. waaleykum salaam Oustaz Bari salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi di leen di nuyu di leen sargal ci bis bi di ñaan barke borom bis bi ñu fi dajale wàcc ci Sénégal mu doon barke jàmm barke tawfiq ak taysir bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di la nuyu Oustaz di la bàyyee kàddu gi di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak taysir. Moustapha Maktoum lan moo tax Moustapha Maktoum. Moustapha bu Al Maktoum li waral loolu mooy mën naa ni cofeel la parce que Serigne Cheikh dafa nekk ku ma marqué man à travers son parcours à travers ses discours à travers son engagement et ses enseignements mu nekk nit koo nga xamante ni man damay wax ni Serigne Cheikh c'est une personne hors du commun bu ma mënee jël sama tur Moustapha bu Al Maktoum inspiré na ma ci Mourchid ñu ngi woowee Serigne Moustapha Al Maktoum mais man Moustapha bu Al Maktoum bëgg-bëgg la bu nga xamante ni am naa ko di ñaan Serigne Cheikh mu nangul ma ko mais du sama njub du sama bëri xam-xam du samay teggin du sama yar sama yëg-yëg la bi nga xamante ni man en tant que jaam nit ki marqué ma à travers lépp lu mu def ma jël Moustapha bu Al Maktoum boobu duppee ko sama bopp ba tey ñu si bëri du ma ni ñëpp mais ñu bëri xam na ni fi ma toll si Serigne Cheikh tolluwaay bu nga xam te ni yàlla moo ko def man mënuma ci dara. am na solo macha allah tey nag waxtaan bi dama bëgg rek ay date la ñuy waxtaanee comme da nga ni da ngaa sopp si di ko topp te nit soo ko bëggee nag da nga koy topp da nga koy jéem a xam loolu la ñuy wax yéen ñi seetaan jéem leen topp xam suñu mag ñu baax ñi am na lu ñu fi bàyyi seen dund yëpp ay symbole la 29 décembre 1925 lan la lay jox. Oustaz le 29 décembre 1925 à Saint-Louis plus précisément li ñuy fàttali mooy juddu ku sang bi tedd bi ñu fi dajale muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum si juddoom nag mën nañu wax bu façon ramassée bu gaaw rek ni Serigne Cheikh li nit ñi naan ce n'est plus un secret c'est devenu un secret polichinelle parce que ñëpp ko xam Serigne Babacar Sy mooy baayam te bu ñu tuddee Serigne Babacar Sy xel yi dana dem ci dayoom moom it ak tolluwaayam ci réew mi ak ci diine jeeg tarixa Cheikh na Tidiane mais aussi yaayam mi ngi tudd Soxna Sukan mu nekk soxna foo xamante ni ma Abdoul Habib Kane moom mooy baayam mu nekk ay wayjur yi nga xamante ni mëbét moo leen dajale Serigne Cheikh ak Serigne Babacar Sy ak Soxna Astou mëbét
ak yéene moo leen dajale ndax ku nga xam ni Seydil Hadji Malick ni mu meloon nag ma Abdoul Hamid Kane ba ñoom ñaar yàlla moo feddalewaat seen kóllëre ci boole soxna Astou Kane ak Serigne Babacar Sy te soxna Astou Kane jigéen bu hors du commun la ku ko booleeg Serigne Babacar Sy doo mën am lu dul Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al ndeysaan Ndar sëñ Babacar nag Serigne Babacar Sy mooy borom Ndar kon Ndar moom sëñ Babacar Serigne Cheikh kon Ndar oustaz su ma koy wax Ndar c'est une ville mystique balaa nga doon xam Ndar c'est une ville mystique nga jël sa hélico wala nga jël sa avion nga tiim Ndar Ndar marajal bahrayni yaltaqiya bi yàlla di wax sa suuratu Rahman am na Ndar amul góor yàlla bu ñuy lim ci Sénégal te tegul tànkam Ndar bindam île sur île la kon nga xam ne Ndar am na lu nga xam te yàlla moo ko dëxañal boppam te peut-être nit ordinaire du ko xam mais ku xam histoire Ndar mu nekk histoire religieuse histoire coloniale histoire politique xam nga Ndar c'est une ville sainte te ku nekk moo fay juddoo yaakaar naa kon fierté la pour ndar yi fierté la ñun ñuy waala ku doy na Serigne Babacar Sy ku doy na Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy juddoo ci ville boobu te ñun ñu nekk région de Saint-Louis marajal bahra yaltaqiyaani baynama barzakhun laa yabghiyaani yow mi seetaan Moustapha bi nga seetaan nag du mooy coach si jàppoore Moustapha tay bi mooy oustaz bi sëñ Moustapha ñoo ngi kontaan te émission demagul fenn 1904 waaw 1904 mi ngi fàttali dalub Serigne Cheikh ndax Serigne Cheikh ku ne xam na ni dundam yëpp da ko jàng wallaay ndeysaan dundam yëpp da ko jàng te ku yittewoo am ak xam-xam la woon te ku doon booster nit ñi à ce que ñu am xam-xam parce que Sénégal dañu gaaw teg nit fu mu yëg wala boog ñu defal nit lu nga xamante ni kër ndaw bu ko dégg dana tax ndaw ba nasax wala ndaw ba yaafus mooy diw dañ ko sol Serigne Cheikh même buñ koy sol na ndax fu xam-xam wuti muy xam-xamu àdduna xam-xamu diine Serigne Cheikh teg na fa tànkam pour jàng te ñi ko jàngal bu ne ñii ñoo ko jàngal xam-xamu Serigne Cheikh day nekk lu wér parce que ku ni Alhaji Abdoul Aziz Dabakh moo la jàngal ku ni Alhaji Seybatu Fall moo la jàngal ku ne Serigne Alioune Gueye ak Serigne Alioune Gueye ni mu mel ci Maodo xaritam ba soppeem ba moo la jàngal wax dëgg yàlla sa xam-xam day nekk ak xam-xam boo xam te ni xam-xam bu nu avéré lay doon Sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh yàlla yàlla doole leeram incha allah dégg naa Serigne Cheikh di wax ni Kaolack la nga fekk te yéen ñu ko day dem damay barkeelu dama lay jàngal jàngal bi nga ko jàngal du pour mu jàngal ko de pour mu barkeelu ci ñiy tudd ñiy jàngal Serigne Cheikh tudd ko ci li koy dëggal mooy bi nu demee am na gàmm bu nu daje 1900 mu juumul 68 la Géejuwaay mooy gàmm soxna Umu boobu la mu ne ko Cheikh yàlla moo la waxloo yow foo teew man war ma wax kenn war a wax ndax yow yàlla moo lay waxloo wallaay ndeysaan Serigne Cheikh yàlla ko waxloo yàlla moo koy waxloo boo ko dégloo di nga xam ne kii mission am jëf da ci am mais aussi wax da ci am parce que Serigne Cheikh li muy wax daanaka yow bu sa xel guddul trop doo ko mën a appréhender ndax dama dégg benn politicien bu ñuy wax Talla Sylla mu nekk maire Thiès wallaay ndeysaan muy wax ci benn interview te ku na xam ne Talla Sylla murid la mu ni man su ma xamoon Serigne Cheikh avant may dem jàngi sociologie bitim réew du ma dem Serigne Cheikh il n'est pas un sociologue de formation mais loolu day wane universalité bi nekk ci moom maanaam ouverture d'esprit bi nekk ci moom parce que Serigne Cheikh day wax ni ki am xam-xam di ki tari aaya ndax aaya xale boo fëgg taalib Oustaz bari yi koo si fëgg moo wax la aaya xadis mais ki am xam-xam dëgg mooy kiy jël aaya bi mu contextualiser ko ak jamono ba nit ki koy déglu ak jamono bi mu toll mën cee jariñu moo tax dooguma la foofu lan la borom daara ji waxoon borom daara laaj leen Serigne Cheikh lan borom daara ji nee na Serigne Cheikh mooy borom jamono bu jamono lëntee monsieur Serigne Cheikh koy réglé nu mu koy réglé du ko réglé ci nafsoom na leer Serigne Cheikh du ko réglé ci nafsoom du ko réglé ci bëgg-bëggam du ko réglé ci aada du ko réglé ci parparloo ci charia la koy teg ak ci xam fu jamono toll ñu war a doxee noonu loolu lay réglé jamono moo tax jeunes yu bëri Serigne Cheikh marqué leen intellectuels yu bëri Serigne Cheikh marqué leen parce que il avait non seulement le verbe mais il avait le sens de la perception mais le sens aussi de la pédagogie mu nekk lu am solo am na solo jeunes yooyu nga wax tey ñun jeunes yi ñu ñëpp a jaaxle ñu ñëkk a sëngéem ndax
sunu réew bi nu yaakaar muy Sénégal ñu gis si mu jaxasoo ñiy dugg ci ay barab di toj ñii di taal ay kër yenn jeunes ñi dégg leen ndeysaan ñu ngi nuyu sax waa Maabo am na soo bu nu génnee bi ni ubbi soo bi ñoo nga ci wax dama ko wax ni man am naa bac waaye awma 200 000 yu ma fayee pour continuer sama jàng Serigne Cheikh ci wàllu defar société yëkkati régulateur social lan nga mën indi ci moom li ma mën a indi si moom damay kontaan oustaz ci affaire bi si question bi parce que li ñu war a xam mooy ñëpp mën ñu nekk ci bureau ñëpp mën nu nekk journaliste ñëpp mën nu nekk baykat ñëpp aussi mën nu nekk ay maçon ñi dañuy nekk maçon ñi nekk baykat ñi nekk journaliste ñi nekk ay bureaucrate Serigne Cheikh loolu la jàngale c'est-à-dire dafa jàngale ni ndaw bu tolloo ci def dara da koy def ndax dafa ni ndaw bu nekk génération bu nekk am na mission te moom ba mu ci tolloo maa ngi koy wax sànq si ñuy dorteelu émission ba mu ca tolloo gisul woon ni Serigne Babacar Sy xalifa Mame Maodo xalifa Cheikh bu dëgg bu amul benn sikki sàkk mooy sama baay te non seulement yemul si baayam doon baayam doomu de ndax Serigne Babacar Sy dama dégg Serigne Mbaye Alaaji Mbaye doon ne Mbaye naan Serigne Babacar Sy nee na Serigne Cheikh moo ko gënal ñaari bëtam dëgg la ku dem ba waliyu yàlla bu doy noonu nga gënal ko ñaari bët ak bët ni mu toll si nit kon romb nga yow di doom kese mais doom gu taxaw la mais Serigne Cheikh dafa jël lépp teg loolu Oustaz Bari dafa wan ni comme adduna bi ak Sénégal ndaw ñeek mag ñi soppan nu Seydi Hadji Malick kon exemple buy fii lañ koy jëlee en confaisant takku ndiggam première sortie Serigne Cheikh dem Europe c'était pas pour am wala mais pour xam adduna parce que nit ñi boo leen di jiite da ngay xam adduna ndax Sénégal mu nekk dëkk bu xaw a jaxasoo ndax da ngay dégg si histoire sax Seydi Hadji Malick ba mu demee màkk amul woon envie ñëwaat parce que Sénégal boo xefee tuuti ñu tolloo la fa nga xam te tolloo fa wallaay ndeysaan mais pour jàng nit ñi jàng démarché nit ñi wat nit ñi ne ñi ngeen di topp dafa war benn exemple bu ñu joxe moo tax mu dugg ci activité professionnelle activité professionnelle boo koy wax lan la Serigne Cheikh CVM dafa riche CVM guide religieux doo nga nekku ci Serigne Cheikh CVM commerçant la Serigne Cheikh c'est un transporteur Serigne Cheikh c'est un industriel Serigne Cheikh aussi c'est un cultivateur avant d'être un pédagogue par excellence nag loolu moom dama koy wax fii Serigne Cheikh c'est le pédagogue le professeur le grand maître par excellence kooku ñëpp lañ ko nangul parce que nit bëri na xam-xam mais wax li Serigne Cheikh di wax non yaakaar naa jafe na kon mu jël ndaw ñi jël société bi ni leen nii ngeen di demee mu liggéey ba am ay camions yu bëri liggéey ba ci wàllum gerte gi ci wàllum commerce bi pour wan ni la bu liggéey jotee mën nga bañ sax am diplôme yi ni coow mais il faut entreprendre parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron doguma la léegi si problème yii nii xew bi nga gisee crise yi ñuy teg ay waxu Serigne Cheikh muy wax réew bu amul justice nanu sàng réew mi ban yëg-yëg nga am yëg-yëg bi ma am c'est man li may tax rafet na neex na parce que wax dëgg yàlla nga am sa soppe am sa kilifa saa bu mbir xewee te du mbir bi dong ba ñuy sàcc xale yi aussi illustration bi lu fi am ñu indi ko neex na ci xol mais li gënoon neex mooy ñuy déglu Serigne Cheikh parce que yuy ñuy statut dagg la ci benn dagg la ci wax yu mu wax yu bëri te dagg boo xam loo gis yëpp dafa am chaîne boo jël bu benn maillon chaîne rëccee rek da ngay ñàkk chaîne bi Serigne Cheikh il a parlé c'est-à-dire il nous a formé sur comment vivre en société comment vouloir de vivre ensemble doit être appréhendé et doit être réalisé ci nan mooy waxtaanu Serigne Cheikh d'abord avant muy waxtaan mais jëfi Serigne Cheikh bi mu waree taxaw xam ni moom war na simmi mbubbu nitu diineem taxawu diine ji taxawu société bi taxawu réew mi mais lan la def xam na ni moom seul bu feree bu nekkee face au pouvoir mën nañ ko sacrifier mais dafa daje ak ñu mu war a daje mu war di Serigne Cheikh dimension dafa romb man kër Maodo laa bokk dem gisi kilifa diine yi gisi ñoom Baye Niass dem Touba ñoom Serigne Fallou gisi ñi mu war a gis ñëpp
expliquer leen wane li ma bëgg a xeex. ce n'est pas pour l'intérêt de Kër Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu. Ce n'est pas l'intérêt de Cheikh Tidiane Sy en question. mais c'est pour l'intérêt de l'islam, l'intérêt de la démocratie sénégalaise, l'intérêt du développement économique du Sénégal, mais aussi l'intérêt de la politique sénégalaise. mu taxawal PSS. 1958 59 wallaay ndeysaan n'est-ce pas taxawulu ko pour nekk nguur c'est Cheikh. yitteem romb na di jiite réew. ndax jiite réew day indi benn soif de pouvoir boo nga xamante ni boo deful nag mën na la sànq. foofu dama lay dog man mën mu comprendre yéen ñi seetaan. ngeen Serigne Cheikh 1958 59. ci la taxawal parti PSS. ba pare ngeen ni amul jiite réew kon lu mu doon doy parti. xam nga en science politique. boo jàng science politique. dañ lay wax l'État. comme l'institution centrale. mais aussi il y a ce qu'on appelle les groupes de pression. n'est-ce pas? Il y a les partis politiques, mais aussi il y a les associations. Associations, il y a FRAP France, Dégage, M23, partis politiques, il y a un groupe de pression. Groupe de pression pour l'an. Pour voir l'État, même si vous faites que vous avez le pouvoir, vous avez gouverné sous l'observation du peuple. Le peuple qui s'est constitué en parti politique, le peuple qui s'est constitué en sous-association. Pour veiller à bien sur le fonctionnement de l'État en question, n'est-ce pas? Moi, je sais que le parti politique, mon moyen légal pour mener une activité politique, d'une élection n'est qu'un contrepoids pour le pouvoir en place. Et l'idéologie, c'est un principe. Une idéologie, qui crée un parti politique, moom si wàllu boppam bëggul nekk président ndax voté wul n'est-ce pas bëggul nekk président kooku noonu dafa bëgg nit ñi Sénégalais ñu bañ a suivre nit mën nga topp nit ndax bari bu ñu amee parti foog am ku ko jiite mais du bari la personne de bari moo ma intéressé l'idéologie de bari moom mooy intéressé parce que les hommes passent les idéologies et les institutions demeurent. yow li waxaat ko parce que tey lii moom lu jar a wax la. Les hommes passent, mais les idéologies et les institutions demeurent. Sur le Sénégal, on peut lutter, mais on ne doit pas saccager. Les partis, est-ce que vous avez une élection? Parti pour dem na élection gagné na sax mo xala nak gagné na dañoo sacc élection yi koku mom mën na ko wax fi gagné na dañoo sacc élection yi kon mo jël deuxième mom mo jël deuxième 22 mars 1950 wallahi ndaysan n'est-ce pas 59 nga xamni Serigne Cheikh vraiment ñun amuñu fayam lolu ci illustration yu mu jox ndaw ñi la ci walum liggéey ak ci walum politique daga mom mi mënon tok def dara bu ngand ñi jox ñi ñew di nga jox adiya ak di nga tagal ay mama mo summeku di bañ masama ñeneen ñi mais bañ dafa am façon idée dongo doyul idéologie dongo doyul principe dongo doyul mais principe idéologique idée dafa wara basé sur une méthode si on rate la méthode on rate tout té méthode bokul ci yow ñi ngi am problème développement très sincèrement ñun ñuy reculer développement bi lolu du méthode li ñu wara protéger buñ ko di yaq wallahi amna solo buñ ko di yaq amna solo parce que man bu féké dama mer ñew toj Sondu FM parce que bari farol ak man mais bu ëllëgé bu ma amé luma wara jallalé fa la ko jallalé dañ ñu retourner cas de départ la révolution c'est pas un table rase n'est-ce pas parce que Malcolm X da koy wax néna le nègre manam l'homme noir mom limi def du révolution limi def fan la limi def manam moy au lieu moom moo ko tuddee révolution mais du révolution da nga koy teg ci ay principes révolution da nga koy teg ci ay principes des principes yoo xam te c'est des principes libres des principes yoo xam te tey ku la si fekk même bu bokkul ak yow obédience politique mën na la fekk ces principes yooyu wallaay ndeysaan ndax Serigne Cheikh loolu doon jàngale ki dafa dajale am na solo xam naa ne temps bi dafa gàtt loolu mooy tax waaye politique nag dafa am ay conséquences puis politique yan conséquences moo fekk say chefs politiques yi mais la prison Serigne Cheikh da nga tëj prison tëj ñaari yoon mais bu mu wanee la foofu loolu jàngale la prison Serigne Cheikh dafa am dimension mystique mais dafa am dimension pédagogique ak sociologique lan lay jàngale foofu dimension mystique bi mooy Serigne Cheikh xasidaam bu rëy ba fa la ko bindee te yek yabnu Muhammadin Madani
si yamut tahaqqiqu jawhar al-insan. fu mu ko bindee fan la ko bindee. delloo naa la question bi. ah mais day wan ni nit ki. des fois yow say kilifa. fi ñu la soxla nga dem fa da nga fay dem ala kulli àll. n'est-ce pas. kon Serigne Cheikh li mu am lu ci bëri prison boobu la ko amee. kon prison boobu du gàcce ci moom. du tardement ci moom. beneen bis des mooy. le volet pédagogique. ci tëjub Serigne Cheikh. mooy day wan ni quand on s'engage. on s'attend aux conséquences. nit ki yow mënoon da nga engagé wu bu bëri. nekk ci Sonde FM bii di servir Sonde FM. te doo dégg saaga ñu woo la bari dépense bi nga ne noo xaaral tuuti. parce que yow yaa bàyyi lu bëri opté pour joxe information. mu nekk métier bu noble. te foog nga xaar ci conséquences yi. moom moo opté pour défendre réew mi. Serigne Cheikh moom moo opté pour défendre l'islam défendre démocratie. par le truchement de quoi par le truchement d'un parti politique. wallaay ndeysaan boo déggee turu parti politique da nga xam ni kii réew mi nga tax a jóg. parti ba nga xam te ni slogan am. solidarité la. ak lan ak la parti. le parti de la solidarité et de la pluralité sénégalaise. solidarité moom mooy lépp. solidarité ci diine. solidarité ci économie. solidarité ci démocratie solidarité ci lépp. ndax ñun sénégalais on a opté la conception française de la nation. c'est le commun vouloir de vivre ensemble malgré nos considérations différentes en matière religieuse. nos considérations différentes en matière linguistique. et nos considérations différentes en matière ethnique. fii am na ay séeréer am na ay saraxule am bambara chrétien murit xaaja tijaan mais kenn duñu dégg. kon bu nu politiciens yi taxee tey ñu ni dégg dañ ko war teg ci principe. principe baa xam ci réew mi ci gagné mais kenn du ci gagné. am na solo dama lay beneen bu mujj bi nga baal ma foofu. beneen bu mujj foofu may daanelee. mooy ci beneen jàngale bi kii cadre social bi. mooy nit rek la. wallaay ndeysaan nit rek la. nitu yàlla la bu amul werante. doomu soxna la bu amul werante xam-xam am na ko kenn ëpp ko bu amul werante amul sikki sàkk mais nit la. yonentu yàlla Yuusuf daga moom muccul prison nit ku ne du mucc prison. lan moo doon garaaw ñun lu ko dugal prison ñu wax ju tax suñu gémmiñ mais li ko dugal fukki c'est une cause noble c'est une cause sénégalaise. kon Serigne Cheikh ñun amuñu fayam lu dul ñaanal ko. kon tey ñun jeunes yi foog ñuy accepter tamit yenn yi maanaam réew dafa am na muy doxee. mooy su fekkee nguur. dem na ne ba gis na ni dañu war a tëj diw. am na ñu war a manifester wane ni. li ànduñu ci waaye du nu ñuy def fan yi du taal du yàq parce que fii ñu baax ñëpp tëj na leen. Serigne Touba dugg na prison. Serigne Cheikh dugg na prison. Serigne Moustapha dugg na prison ñu baax ñu bëri dugg nañ prison. kon prison du gàcce. Serigne Cheikh wax na ko sax. mu ne prison. du yàqal dara si koo xam ne am na yitte. wax na ko ñaari yoon soo demee si yaa saadata naas. wax na ko foofu yaa saadatal islam wax na ko foofu. waaye nag Serigne Cheikh nag du politique kese la def. su ñu demee 1995. ba 2011. foofu at yooyu lan nga si mën indi. lan nga si mën a indi mooy 1995. ça marque le grand retour du grand maître. le grand retour du grand maître. parce que Serigne Cheikh comme ni ko Serigne Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu anhu waxoon. yàlla moo ko waxloo. te ku yàlla waxloo du foo jot wax. du noo jotee waxee. Serigne Cheikh mission la doon dox. avant 95 ku ne xam ni. Serigne Cheikh était moom raaroon na ci seen médiatique bi. mais li ma gën a marqué ci retouram mooy conférence bi. conférence bi mu def Saint-Louis. balaa conférence kan moo ko delloo si moom Serigne Cheikh. waaw li wér te wóor mooy. ci voyage ndaram bomb am na benn passage bu muy wax Serigne Moustapha Sy. naan kay sagal nga ma yàlla na la yàlla sagal. loolu man maa ko seetaan sagal nga ma yàlla na la bu ñu wàcc si hélicoptère bi sagal nga ma yàlla na la yàlla sagal. mu nekk aussi soldaaru Serigne Cheikh. Moustapha kon ndar bi nga waxoon Serigne Cheikh fa la juddoo. bi mu demee disparaître fa la njëkk ñëwaat. fa la ñëwoon ndëkk retard muy wane ni ndar tamit beneen affaire la. te aussi fa la waxee waxam ju rëy ja. fa la ni woon. yonente yàlla Iisaa. yarul naa ko mbuusam. allahu akbar. nga dégg si lan. xalifa boobu daa ma ko jox de. nga dégg si ni. macha allah koo xamul rek xamoo ko. xam-xamam moo nëbba wilaayam. su ma doon oustaz dinaa la wax ni la Serigne Cheikh. wilaaya gi sax moo ëpp xam-xam gi. mais ñoom nitu yàlla ñooy doxee noonu. li ëpp ci ñoom dañ koy nëbbee leneen. maam Maodo wilaaya gi ëpp xam-xam yi. mais foo déggee Maodo dañ naan Maodo c'est le plus intelligent de tous les temps. ndaxte
dundam yëpp jàngale la ko def ak jàng Serigne Babacar Sy xam-xam gi dafa bëri ci moom ba da ko jël nëbbee ko wilaayam ndax Serigne Babacar Sy toll woon na ci yàlla fa nga xamante ni ndax yàlla di nga toll ci moom waxuma la nga ñaan ko waaye nga xalaat ko rek ndax suñu borom même bu dee mooy buur am na ñoo xamante ni reconnaissance bi mu am si ñoom dafa jéggi jarul ñuy ñaan bu ñu xalaatee rek yàlla dafa Serigne Babacar Sy toll woon na foofu noonu mais Serigne Cheikh moom ci da ciy wax yu am solo da ciy wax yu am solo fa la doon waxee ni que ba ko waa ji waxee ni que yow lañ tuddee Cheikh bu mag mu ni que Cheikh bu ndaw amul Cheikh bu ndaw amul parce que dama dégg Serigne Hadi Niass Oustaz Hadi Niass muy borom xam-xam bu mag xam wax dëgg yàlla balaa may tëdd dafa koy déglu muy wax naan yàlla léppam la jox yonent bi ba mu des yàllam nga maanaam kon yonent bi loo ko wax rek lu dul yàlla nga yeeyoo na ko mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léppam la jox Seexu Tijaan yi ba mu des yonent bi man yi te je l'assume Seexu Tijaan yi ci boppam léppam la jox Seex Ahmad Tijaan ji doguma ndax xamul tax mu ko wala qad wulidtu wala ridan bi wilaadati wilaadati fi mën a si Tijaan yi fa laa doon jëm parce que ki nga xamante ni histoire wane na ni Serigne Cheikh nisar bi Serigne Babacar mébét bi mu amoon mooy tuddee ko Serigne Abdoul Aziz Dabakh parce que boobu moo ni woon bu ma yàlla mayee doom dinaa ko tuddee yonent bi bu ma yàlla mayaatee beneen doom dinaa ko tuddee sama rakk ji Alhaji Mansour su ma yàlla mayaatee beneen doom dinaa ko tuddee sama rakk sama soppe bii li nga xam te ne mooy Alhaji Abdoul Aziz Dabakh nee nañu maam Abdou moom gëm na ni moom lañ ko tuddee ba indaale nag mbàjjam beeg yëpp mais ba mu duggee Serigne Babacar Sy da ko xamal ni que kat kii kat suñu kilifa ñun ñëpp di kilifa ñun ak suñu wayjur bi nga xam te moo la jur di kilifa képp kuy Tijaan si muy Cheikh Ahmed Tijaan si Chérif moo ni ma tuddee ko kooku tuddee ko te yamu ci tuddee ko ba pare bàyyee ko moo tax ma ni Cheikhu Tijaan léppam la jox Serigne Cheikh moo tax Serigne Cheikh nii rek la mën a mel transversal universalisé et éloquent et pédagogue par excellence kooku Serigne Cheikh 2011 waaw 2011 dafay nekk date bu marquant xamul tax nekk date boo nga xamante ni c'est une date inoubliable parce que boobu la ñu gëj a gis direct Serigne Cheikh direct Serigne Cheikh laa wax ndax vidéo Serigne Cheikh mi ngi fépp mais direct bi nga xamante ni Serigne Cheikh en chair et en os jóge na këram ñëw ndeysaan ak taar ba ak yiw ga ak ndeysaan commencé jëm mag mais mu bëgg rek nit ñi barkeelu mu ñëw tàggatoo la mais tàggatoo dafa am lu ci ay fait marquant tàggatoo googu la Sénégal waroon defaroo ndax lii waraat li yoot Sénégal yëpp ci loo xam te lu nefas la te bu ñu góorgóorlu mu daanu Serigne Cheikh junduñ leen ko junduñu ko sax daf ni ko wax ndax nee nañu sangaleen réew mi bu ngeen ko sanguwul dina sang boppam ci deret dëgg la mais réew nan nañ koy sangee parce que dañ ni est-ce que nit ku nekk ni nga mel njiit yu mel noonu ngay am mën nañu xeex chaque jour xeex sànni xeer toj mais tant que ñun suñuy conception suñuy valeur ñun suñuy idéologie changé ko duñu am keneen ku ñu gëm n'est-ce pas kon réew mi ñun bu ñu ko bëggee mu nekk mu bokk ci jaamu yàlla ndax bul wa tamit minal imaan bëgg ci réew bu fekkee sa jaamu yàlla yow sa wàlla bopp da ngay nekk d'abord benn modèle ñu koy jàpp noonu di ko jàpp noonu ba yegg si kër war a jiite yàlla kontaan si ñun jox nu njiit bi ñu mérito ndax Serigne Cheikh a ko wax de nee na njiit bu ne réew mu ne ñi nu mel njiit boobu la ñu am mais mu dellu si ne nun sang réew mi nun sang réew mi wax ni buñ ko sangul vraiment ci xol yi sell ci yéenante jàmm ci parce que Serigne Cheikh lépp loolu woon c'est un médiateur social kooku kenn waxatu ko te ku soucié wu si cadre réew mi la buñ ko sangul dina sang boppam ci deret ndax daan na wax naan dafa am ñu dugg ci réew mi te jaxase réew dañ ci àll taarum réew moom dañ ci aay taal nañu réew yu bëri te léegi ñu ngi Sénégal yii dañ ci aay oto buy daw ata accident ngay dégg kon ñuy liimu te saxoo istighfar ndax moom moo ko déggaloon kon Serigne Cheikh vraiment lépp amul lu ñuy wax si moom ba mu des jàngaluñu lépp jàngal nañu lépp moi je te défie bien vrai que oustaz nga ko xam Serigne Cheikh nga défi naa la ci société bi nga génnee ci lu Serigne Cheikh wax ah man de gisuma dafa mënta ne
afnaytu asbaabal xayaati Mënul ne. dirasatan wallaay mënul ne nee na moom lépp luy defar dund rek def na yitteem ba dundam yëpp mu def ko si jàng wallaay kon yàlla baaxee na ko ba dundam yëpp si jàng la ko def moo tax lu nekk joxe na solution ma wax la benn affaire de gis nga ñi ko jàngal Serigne Alioune Gueye par exemple ma cité sa exemple gis nga ñoom Serigne Cheikh da leen daan interroger di leen poser si kër gi si seen maam ba nee na Serigne Alioune Gueye des fois dafay mer ndax dana day yaakaar ni wala def naan ma da ngay diingat sa maam alors que diingatul maamam parce que dafa bëgg ñi koy topp tey ñu utiliser seen xel bu yeewoo nekk ndaw Serigne Babacar Sy jur ko mu jógee Ndar ñëw Tiwaawan gis kër gi bu yeewoo di bëri nit ñii di ko topp te moom nit la ñii di nit quelle est la différence alors muy poser question di poser question te bokk na si question yu mu posé nee na kenn si ñi ko jàngal si magam yi ko jàngal dama xamul sëñ Say Batul wala sëñ Aliou Gueye mu ni moo ko waxoon ni que di nga toog ak nit di ngeen di naan ataaya di lekk seen gerte fekk moom dem na wallaay ndeysaan dem na war a am dem na asamaan xamal je sais pas xaay ba war a am rendez-vous bu mu fa kii mu ni mais ma am problème moom seen i seex dëggal jàngal boobu dafa am solo Oustaz Bari mu ni mais ma am problème ban problème la am parce que maag Oustaz ñu ngi toog di def émission di waxtaan fekk Oustaz dem na xam nga loolu doy na waar mais Oustaz bu ma ko waxee Oustaz dina toll ci man fenn jàngal ma xam ni kii am na lépp bu mu des caaxaan dinaa am benn problème ñaari problème laa am premièrement mooy du ma ko weddi ndax Oustaz la Oustaz amul caaxaan deuxièmement du ma ko gëm ndax mënuma ko xoolal seen seex ni mu convoqué raison ndeysaan muy nit ki lépp lu sa raison appréhendé wul faut s'interroger parce que boo interroger wul di nga ci xam lu nga xamante ni lenn benn rek la ñu nanguwul fu nit di fa interroger muy melaw suñu borom par exemple ndax Serigne Babacar Sy nee na yàlla lu nit xalaat ni noonu la mel rek romb na noonu ah kon leneen lu dul loolu war nañu interroger wu xalaat ci cogiter parce que yàlla adduna bi ba mu fi wàccee looloo tax ndax bu doon loolu mu wàccee fi malaaka yi ndax lu jiitu nit ñi xeetu iblis fa la nekk ñaawteef bu nu def na ko yàlla xamoon na ni ñaawteef yi nit ñi def daan ko fi def mais li ko yitteel mooy won nit ñi pouvoir am à travers la créature humaine qui est une créature exceptionnelle ak œuvre yu muy def si kaw suuf loolu sax Serigne Cheikh bëgg nit ñi jiitalee noonu seen xel mu ni mais ndekee toog ak nit mu fekk dem na jafewul mu ne formation la loolu lan la fa bëgg a jàngale Oustaz Bari dafa bëgg a jàngale nit ki da ngay am yitte da ngay am yitte ci sa diine am yitte ci même bu fekkee cadre boobu c'est un cadre spirituel purement spirituel mais yitte lu mu la mayul dara du ko may ndax dégg naa ko muy wax naan moom Serigne Cheikh naan li ñu tàqaleeg nit ñi rideau bu oyof la te rideau bu oyof baa xam mënoo ko def nii parce que yitte gi moo des ndax moom ba mu dee nekkee jafewul dem toog nit ba si yàgg yow moom mu dem si kaw yow nga toog fii te yaakaar yaay jàkkaarloog moom ndeka jafewul kon lan nga fay dégg cela veut dire tout simplement que moom dem na yitteem dem na ba may ko moom mu man dem fa mag ñi di dem parce que toog na si sas ni waaw toog na si sas ni bëri na ñuy réyal dalaa mais sa siège ba gisuma leen fa kon yitte du Babacar Sy lay jot nga toog ni Babacar Sy jot mais da ngay am sa yitte bopp kooku Serigne Cheikh am na solo sëñ Moustapha xam naa ni yaram bi tàng na neex na lool waaye pour ñu dalal tuuti naan ndox dañuy dem rési rek dem seeti suñu vidéo yi ndax am na mbokk yu baax yoo xam ne saan ñoo ngi ni seetaan ni te yónnee nañu seen i vidéo kon waaye rési jox leen rek sang yu baax ñu xool li ñu wax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki Sundu TV seen mbokk Mouhamed Ndiaye ñoo leen di nuyoo depuis Touba di leen ziyaar te rafetlu liggéey bi ni muy doxee macha allah wax ci Serigne Cheikh nag dana jafe du jafe ndax dañoo fëskee ni wax ci jëmm joo xam ne damay wax ne hadiya la woon ci Sénégal boo xam ne hadiya joo xam ne nag Sénégalais yi dafa mel ne jariñu nañ ci waaye mënoon nañ cee gën a jariñu ndax dafa mel ne xamuñu woon valeur u hadiya jin amoon Serigne Cheikh bokk na ci li ma gën a marqué ci moom mooy tomb yi may waaj a wax mooy ba ca njëkk mooy Serigne Cheikh ca xikma ja beneen ba mooy Serigne Cheikh ca pédagogie ba kon loolu bokk na ci tomb yi ma ci gën a marqué ci Serigne Cheikh ba ca njëkk mooy Serigne Cheikh ca xikma ja mooy yàlla dimbali woon na ko mu nekk jëmm joo xam ne
mën naa yëkkati message ca kaw wàccee ko ba mu suufee ba neex a dégg lool te loolu bokk ci li gën a jafe ci ab jàngalekat. waaye ba ca des mooy pédagogie ba mooy lan nekk koo xam ne buy yar day taqabbul day accepter ñi muy yar ak ñépp nun mën a mel. ñépp xam nañ ne Serigne Cheikh nim daan def di dajale mbooloo mi bu nekkoon koo xam ne liñ naan kuy faj ba pare seexlu bu boobaa du mën a defar waaye seexlu woon li muy faj da daan accepter xale yi accepter jigéen ñi accepter mag ñi ci ñépp nun mën a mel di defar. loolu bokk na ci li ñu gën a marqué ci Serigne Cheikh moo tax discours am dana nekk benn discours bu sax xitaaban xaalidan bi xuluudi ismihi insha allah. beneen bi nga xam ne bokk na ci liy feeñ ci pédagogie Serigne Cheikh li koy feeñal mooy néewug wax ja ngir lan ngir discours bi heure bu ñëwee rek am benn ton spécial li yakuna lahu waqun xaas. loolu bokk na ci li nga xam ne jàpp naa ne bokk na ci li def réussitu discours Serigne Cheikh ba suñ jon yàlla tey. leneen li nga xam ne nag mënee fu ko wax mooy cofeel gi nga xam ne moom la ko mbooleem boroom xam-xam yi ëmbal ngir nekkoon na un savant de dimension exceptionnelle boo xam ne Sénégal sax xamuñu woon dëgg-dëgg kan mooy Serigne Cheikh. kon waxtu wi gàtt na liñ bëgg a wax ci Serigne Cheikh lépp mun ñu ko wax ci ay minutes ñu ngi koy ñaanal sama borom dolli ko ngërëm ak yërmaande sama borom gën a teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. asalaamaaleykum waa Sundu TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci liggéey bi di def lu baax tànk yi li nga wax nag ci suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane wala fu may wax lu def waxulu ay ni jàmbat te mooy bisam moo jege si muy le 15 mars bi ñu tàggoo woon dem waaye di mu dafa làqu rek duñu seetaan ak njaboot gi mu bàyyi comme ni ñu ko waxee suñu maam Babacar Sy mu nekk ne ko xam ne kii ay kàddoom ñëpp koy jëriñoo rawatina ñun ndaw ñi li mu waxoon ne ndaw mooy yar moroomu ndawam dafa ñu diggoon kàddu ci jëfe ko yëpp gis ni résultat yi tey xam nañ ne ndaw mooy yar moroomu ndawam ndax ñu diglu kàddu gi jëfe ko tey seen résultat leer nañ ngir yàlla ka ko dégg takk ndigam te mooy suñu spécial moral Cheikh Mamadou Moustapha Sy ndax njëkkoon na ko wax en 88 bi ñu wax ne suñu borom 10 ans yëpp ndaw yi la ko séddee woon waaye buñ ci defee yu baax buñ ci defee yu ñu ko dabaatal fukki at muy 78 ba 88 defe naa suñu kilifa boobu la takkoon ndiggam yendu lu fanaanul ba mu ko jox rapport ba 88 ci kër jëmb defe naa ne mu wax ne gisuma ci benn safaan kon loolu moo ñu jàpp ba tey kon moom wax dëgg yàlla bu bisam accès ñu war nañ ko fàttaliku ci ay ñaan waaye bu jëpp su may fàttaliku ay kàddoom yi ñu daan dénk suñu kilifa di ko jël ci moom dina ko jox ñu koy nàmp ci moom di ko jëriñoo ba fi ñu toll yàlla na yàlla yokk leeram fu mu nekk taas ñu ci barke bi waaye ñi mu bàyyi ñëpp te bu ñu bàyyi rek suñu kilifa tax moo tax ñuy wax ndax moom la jox ndolo bi devant tout le monde def ci ay seede ñëpp fekkee kon nag ñu ngi koy ñaanal rek li nga xam ne moom dëgg ci dundam dem yàlla na ko yàlla dolli ci dund suñu kilifa Cheikh Mamadou Moustapha ak ñi mu am ñëpp xam naa daal moom mënuñu wax ci moom lu bari ndax boo loolu jeexal boo loo commencé loo jox baax na waaye dañu ñaan rek ki nga xam ne moo tax ñu xam ko kii tax ñu mën a jot ci moom ba man ci jëriñu li jëriñ ci moom yàlla na ko yàlla fay mu suñu kilifa Cheikh Mamadou Moustapha Sy kon ñu ngi koy ñaan di ñaanal mu bàyyi ñëpp rawatina suñu capitaine Mame Cheikh mi nga xam ne moom la moom. salaamaaleykum wa rahmatulah waa Sundu TV maa ngi leen nuyu di leen ziare ñëpp di jaajëfal oustaz Souleymane Bari mi nu may occasion pour nu wax ki nga xam ne nii ci moom li ñuy wax sax du jeex
waaye dañ ciy juqi tuuti rek borom la 15 mars muy Seydi Cheikh Ahmed Tijani Sy moom mi nga xam ni mooy l'absent le plus présent ndaxte koo xam ne da nga ko jël rob ko sa biir xol bàmmeelam nga jël ko mu nekk sa xol kon kooku doo ko mën a fàtte ba mukk te mooy wal gaaba man sakanal xuluba xalila sunu maam demul te soriwul te ñu ngi ànd ak moom bés bi nekk macha allah mais moom dafa nekk koo xam ne penseur la écrivain la li mu wax ci Sénégal bu ñu ko déglu woon tey Sénégal duñu jànkoonteeg yenn problème yi ndaxte dafa xoolee am na ñaari bayit ñaari xasida yu mu bind te yaakaar naa ñoo taftaloo ndaxte benn bi dafa wax Sénégal benn bi wax ci jeunesse Sénégal te mooy def ni yaa Sénégalu bakaytu kulla bukaa i li tawaaxulin subbaana fil basaay wa bakaytu xaysu ara bukaa i waajiban wa bakaa si waaka min aksari loqalaay mu bind ko ci français ni au Sénégal tu as versé de chaudes larmes parce que ta jeunesse opte une conduite qui afflige mu ni oui tu as pleuré. Je vois bien que tu as pleuré. Même la plupart des gens sages ont pleuré. kon mu ni Sénégal jooy na ndaxte gis nañ que ni rangoo ñu muy sotti metti na ndaxte jaaxle gi nga xam ne nii ndaw ñi am nañ ko bay jël beneen yoon boo xam ne nii du yoon bu baax bi waaye tamit mu xool ni que ni Sénégal jooy na waaye sax ñi nga xam ñooy borom xam-xam yi nekk ci biir Sénégal sax ñoom tamit jooy nañ mu delluwaat si ni yaa ayyuhal awlaadu inna sumuwakum ma bàyyi bayit boobu dem ba ci troisième bayit mi ngi naan wusiikumu bi ta'addubin wa tafakkurin wa ta'ammuqin fil baxsi kal aslaaf te mooy loolu dafa jël jeunesse bi ba mu xamee ni Sénégal jooy na mu xam ni jeunesse moo mën a defar Sénégal mu jël jeunesse bi nag ne leen maa ngi leen di dénk ngeen di jàng nit dafa war a jàng waaye boo jàng bi pare nga def recherche moo defee recherche nga approfondir say recherche ba si ki nga xam ni sax da ngay jàng métier bi la sa patron jàngal nee na bul yem si la sa patron jàngal na nga jël loolu noonu nga def si nga xóotal xam-xam mi nga xam ne sa patron jàngal la ba nga xam da ngay mën def leneen loo xam ni sax day impressionner sa patron ndax naan kii kat fu mu jàngee lii. kon mu nekk loo xam ne nii buñ ko doon wax fii ba suba du fi jeex te temps bi ni mooy dafa gàtt ba mun nu développer sax li nga xam ne góor gi def na ko si ñun kon maa ngi jégalu si kàddu yi di wax daal góor gi daal moom macha allah yàlla na yàlla yokk leeram te taas na si barkam di wax waa Sonde TV rek ca kaw sa kanam macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Sonde TV ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara bu baax a baax ñun xam naa moom ci njàngale maam Cheikh du ñu ci gën a marqué daal bokk na ci. Kàddu bu mu wax ne ñaari way dencante yi bu ñu toogee ba mu mat at kenn ku nekk war naa sant moroomam donc loolu rek ñu dégg ci donc complémentarité bi nga xamante ne moom moo war a am ci diggante ñaari way dencante yi muy ku góor gi ak ku jigéen gi ndax li tax kenn ku ne di sant sa moroom mooy kenn ku ne nga yëg ci sa moroom ci sa bopp ne yokk nga ci wàllu jikko yokk nga ci wàllu ngëm ngir yàlla ki nga xamante moom nga ko séqal ndax xëy na orienté na la jubbanti na la dimbali na la te amul benn rëq-rëq bu nga xamante ni indi na ko donc tax na ba sa jikko defar nga ko duufal nga sa jikko ñoŋal ko waaye tamit juufal sa ngëm tamit nga ñoŋal ko donc loolu tamit mu nekk lu nga xamante ni lu am solo la beneen bi tamit moom mooy dafay wone ne rek comme niñ ko Sëriñ Safa tamit jàngale diggante góor ak jigéen ci wàllu néegu sëy du rapport de force maanaam du jaayante doole góor gi di wone ne maa yore kàddu gi li ma dogal moom moo fi am waaye kenn ku ne yaa ngi xool ci wàllu lu rafet ci wàllu defar jikko ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu jëflante tamit ci penc ci biir kër gi nga tàmbalee foofu naka ngay fexee ba sa moroom lu mu def rek mu am teguwaay waaye tamit naka ngay fexee ba sa diggante ak sa moroom muy sa way dencay bi mu rafet ba kenn ku ci nekk tamit nga bëgg ci sa moroom loolu tamit xëy na mën nañ ci dégg lu yaatoo yaatu waaye loolu daal bokk na ci li nga xamante ne marqué nañu bu baax a baax ci waxtaanu maam Cheikh ndaxte tamit dafa xew ci jamono ñaari fan ñett rek nga dégg ne ñi doon dencante tàkkalikoo nañ ndax dafa fekk ne xëy na yooyu bàyyiwuñu ko xel kon tamit loolu mu nekk njàngale mu am solo bu nga xamante ne je pense que war nañ ko réactualiser ñu indiwaat ci yeneen déggin indiwaat ci yeneen njàngale ba nga xamante ne ñi nga xamante ñoom ñooy way dencante yi kenn ku ne daal
di nga ci bàyyi xel bu baax a baax loolu daal bokk na ci li ñu gën a marqué ci njàngale Mame Cheikh ñi ngi rafetlu jotaay bi macha allah jërëjëf. asalaamaaleykum waa Sunu TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara te di leen balaax di leen jéggalu itam te di leen ñaanal yàlla mel na fa tabaarakallaahu dañu tëg na bés boo xam ni bu jub see rek am ko suñu xel yi dem muy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum l'éminent penseur ku toll noonu bu ko yàlla jëlee dugal ko ci biir suuf kenn waru ko fàtte rawatina bés bi mu demee bu jub see ni xewoon ci yent yàlla Muhammad ba ñu ban ko fàtte mu xew ci suñu maam Cheikh Al Hadji Malick ak sëñ Babacar Sy ba kenn du leen fàtte wante Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum kenn du ko fàtte ilaa yawmil qiyaamati lu tax nag ba duñu ko fàttee mooy dañu am koo xam ne moo ñu ko xamal ba nga xam ko muy as-Cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy Al Maktoum ku xool ci moom rek sa xel dina dal ndax bu maam Cheikh demee xam nga ni bàyyi na fi koo xam ni itam maam Cheikh la kon fa tabaarakallaahu Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy min fi nekk xamal na kuy maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla aar ko yal na yàlla may ko fan wu gudd may ko mu yeggalee mission bi nga xam ni itam moo jógee ca yonent bi jaar ci Cheikh Alhaaji Umar jaar ci Cheikh Alhaaji Malick Sy jaar ci sëñ Babacar Sy jaar ci Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum ndax koo tungoom mu sut la ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk ka la tungoom sut nga ko kon nag Mouhamadinil Moustapha Sy bu ko maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum tungoomee ba tax biñ ko mag ñu bëggee jël si mu ni fi mu ne dafa am ñu soxla ñu nàmpal leen donc ku muy nàmpal mooy kilifa gi Cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy kon bu ko nàmpalee ba mu jot leeram comme ni ko ñëpp jotee woon comme ni mu ko waxe woon ni lii lañ ma ko joxe woon nii laa la ko joxe kon fa tabaarakallaahu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy kenn du ko fàtte ilaa yawmal qiyaamati ndax Cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy kenn du ko fàtte kon dañuy ñaan yàlla rek yal na yàlla baax ci moom ci kanamam yal na yàlla baax ci moom ci gannaawam te incha allahu yàlla dina baax ci kanamam yàlla dina baax ci gannaawam ndax bàyyi na fi koo xam ni itam mu ngi koy ñaanal ñun ñu jël ñun ñëpp suñu ñaan ak suñu kaddu teg ci suñu loxo kilifa Cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy mu yóbbaale ñu géew ndax mën na ko sëkk mën na kanamam mën na gannaawam mën na responsabilité bi mu yore yëpp ci wàllu Cheikh Alhaaji Malick ci ndonom ci wàllu sëñ Babacar Sy mi nga xam ne moo ko dénk ni sama sët bi laa dénk daayira kon Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu taxawee fi mu ne daayira bi daayira sëñ Babacar Sy la ndax moo ko dénk sëtam bi kon nag ndax ku ko laal rek mu laal la kon nag fa tabaarakallaahu kooku yal na yàlla fayal ñu ko te lépp lu mu manqué le woon ci ay fan yu mu waroon a dund yal na ko yàlla def jox ko suñu responsable muraam Cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy ñun ñëpp mu yóbbaale ñu géew ni maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy waxoon ni lii fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi ñun ñëpp noo koy suturloo ilaa yawmil qiyaama yal na yàlla def tawfiix yal na yàlla def jàmm ñu ngi leen di delluwaat ziyaara bu baax te di leen baalu àq bu baax a baax yal na yàlla def tawfiix asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum wa rahmatullah waa Sondu TV maa ngi leen di nuyu bu baax El Hadji Malick Ndoye la maa ngi leen di ziar bu baax a baax di rafetlu seen liggéey na maam Cheikh li nga xamante ni moom moo ñu gën a remarqué ci moom maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu ngi nekk nitu yàlla boo xamante ni bu génnee di wax képp ku yàlla bind di nga jël leçon ci li nga xamante ni moom lay waxtaan. moo xam nga nekk scientifique wala nga nekk nitu yàlla wala nga nekk suufi wala nga nekk koo xamante ni dangay liggéey fépp foo mënti nekk ak statut boo mënti am rek waxu Serigne Cheikh dina am njariñ pour yow. beneen bi li ma gën a marqué ci moom tamit mooy nekkoon na nit koo xamante dafa amee xikma dafa amoon li nga xamante mooy sagesse ay waxam ak ay ndigalam lépp lu nga xamante ni wax na ko rek su ko nit ñi toppee dinañ ci gis njariñ àdduna dinañ ci gis njariñ àllaaxira mbindam boo ko liiree di nga gis ni kii ku engagé woon la te ci domaine yu bari tamit surtout sur le plan politique ndax Serigne Cheikh sur le plan politique lépp lu nga xamante ni waroon na ko ci jamono ba muy dund te mu nekk ci crise ci jamono boobu Serigne Cheikh taxaw na ci ba def ci li nga xamante ni moom la ci war a def. sur le plan religieux lépp lu nga xamante ni Serigne Cheikh war na ko def na ko
sur le plan économique tamit Serigne Cheikh nekkoon na un homme d'affaires moo tax li Serigne Moussa waxoon ni dafa am ñetti homme yu am muy homme d'affaires homme d'état ak homme de Dieu ñett yëpp nag daje woon na ci ki nga xamante mooy Serigne Cheikh moo tax mu nekkoon un homme multidimensionnel yemul rek ci kurus ak der waaye dafa nekk nitu yàlla boo xamante ni dafa doon jàngal nit ñi te la mu leen di jàngal moo leen ci jiitu bu dee ci wàllu liggéey jiitu na leen ci bu dee ci wàllu jaamu yàlla jiitu na leen ci bu dee ci wàllu xam-xam jiitu na leen ci te waxtaanam comme niñ ko waxee léegi kenn ku nekk rek la nga soxla ci waxtaanam dina la ko jox ba nga doyal sëkk te bu daan génn gàmmu dafay régler problème yi àdduna bi am yëpp ba pare def ay perspectives loolu tamit bokk na ci li ma gën a remarqué Serigne Cheikh am bindam am na yu ma ci gën a marqué mais citation bi mu wax ni la mort est un processus qui permet à l'âme d'accéder au monde supérieur mu ni la mort est une victoire pour celui qui n'a pas gâché sa vie xam nga ñu bari dañoo ragal dee mu ni dee processus la rek pour permettre ruux bi jóge ci àdduna bi mu nekk dem ci beneen àdduna bu gën a kawe mu ni dee nekk na loo xamante ni ndam la ci ki nga xamante ni yàqul dundam kon képp kuy njabootam wala képp kuy déglu di nga xam ni kon kooku waajal na njabootam pour fii ak fële mooy mit bi tamit bi doxoon diggante àdduna bii ak xay bi moom Serigne Cheikh tamit mit boobu dindi na ko ba expliquer nañu lu baree bari kon kooku xam-xamam leeram léppam dafa nekkoon loo xamante ni lu jëriñ àdduna la asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Suntu FM di leen jaajëfal di kontaan ci li ñuy def parce que lu am rafet bu amutoon ñaaw te bésu maam ëpp naa neenaw ba tax na ñu ngi lay ñaanal ñu ngi leen di ñaanal si barke borom bés bi mooy Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum yal na yàlla teel leen boppam ñaar dafa am muy yëg di wax ak yër di wax su nekkee yëg di wax la am na macha allah bu nekkee aussi yër di wax am na mais ñu koy sante borom bi di ko sante suñuy kilifa di suñuy wasila parce que olof tamit dafa wax ni lëg bu lekkee olom naka gërëmee cooy tey bàyyi cooy moo waral wax ji di borom bés bi muy maam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum yal na yàlla yokk leeram bu delloo si cooy muy Seydi Mouhamadul Moustapha Sy ñu ngi koy sant di ñaan yàlla yokk ay fanam dolli ko sutura parce que tey bu ñu amee pouvoir d'interprétation c'est grâce à lui bu nu mënee di yër texte yi di wax aussi c'est grâce à lui moo tax ñu ngi koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér suñuy wax ci maam Cheikh Ahmed Tidiane yi aussi dañuy kontaan di ci ànd ak sa waxte parce que di am cofeel aussi ndax maam léppam cofeel la woon kon xanaa ñu delloo buum rek sa mbooy mbooy ga ndaxte boo demee sa fa ilayka mu yab na muhammadin naadaan yi maam dafa am benn bayit bu mu jël résumé ci dundam àddunaam yépp mu résumé ko si ma ngay wax sa bayit ba naan sawxi ilayhi xasanatun min fadlihi wa sawxun an kullil wara agnaani maam nee na sawxi ilayhi sama cofeel si sama turandoo abul abbas xasanatun min fadlihi chek la bu ma tuusee si mbànku ngëneelam wa sawxun bi ma tuusee seeg bi agnaani doy na ma rises an kullil wara mu gënal ma lépp lu mënti doon ci àdduna la preuve maam bàyyi na soxna bàyyi na njaboot bàyyi na doom bàyyi na taalibe mais bàyyi na àdduna ak li ci biiram bàyyi na lépp luy jurum diine ba keroog bañ ko nee mooy xalif général ba tey génnul te nag loolu dafa yàgg ci moom si cofeel gi mu am si Abul Abbas Cheikh Ahmed Tidiane Al Fatimi tax na à l'âge de 14 ans maam bindoon na ni wala xati kafaani xubbul ahmada man siban fi diini la aani bihi man naa baax maam nee na bépp cërum diine buñ ma mën a jox bugguma ko soxlawuma ko cofeel gi ma am si sama turandoo doy na ma sëkk moo tax
maam léppam cofeel la woon ci Abul Abbas maam léppam mbëggeel la woon ak jokk si Abul Abbas ak Cheikh Ahmed Tijani Al Fatimi xanaa ñu bañ a guddal lekk te xam ni bu ñuy wax ci góor gi dunu mës a pare waaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. macha allah sëñ Moustapha ñoo ngi jéggul sax ni la dogee waaye yaakaar naa dégg nga gars yi dinu wax ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ko ñu continuer waxtaan bi rek incha allah waxtaane Sénat yi macha allah Serigne Cheikh pédagogue la moo tax am na saay day waxtaan nit ñi di reetaan léegi nag si waxtaanam pédagogie bi mu utilisé ban moo la si gën a marqué boo xam ni si ñetti minutes yoo xam dañuy ree fekk am na ay jàngale ndeysaan man jàngale Serigne Cheikh illustration bi yooyu balaa may dugg si illustration bi dama la bëgg a wax ni loolu moo lay wan ne Serigne Cheikh non Serigne Cheikh il est exceptionnel parce que pour nga am pédagogie il faut nga am la capacité d'adhérence koo dégg muy wax déglu leen sëñ bi pédagogie am dex na Serigne Cheikh bu ne asalaamaaleykum kenn dootul nooy parce que nit ñi li muy wax da leen di saf ñi demoon bay bëgg a nelaw dina dugal benn parenthèse bu ndaw nit ñi ree loolu mooy pédagogie parce que ki ree nelawam jeex na wallaay ndeysaan ki ree tayalam jeex na ndax day am envie ñëwaat loolu mooy partie du sujet revenu du sujet noonu la Serigne Cheikh man mais man ci cadre humour yi bu ma si gën a neex mooy histoire am ak Mor Jama Mor Jama yow yàggoon déglu nee na Mor Jama dafa am benn xaritam la woon bu ne ci daara ji bokkum daaral de mais Mor Jama maanaam yitti jàng moom def ci woon yitte nee na lekk xooñ la nekk woon si lekk xooñ ak ndestayit xam nga nuy ndestayit ndestayit mooy yi ne si indi yi bu ñuy tay nii bool boobu ñuy def ko si kii nee na wala ceeb yi ne si kii ndestayit yooyu noonu loolu moo nekkoon yitte moom daal waañ we rek xooñ ak ndestayit loolu lekk loolu fii ndeysaan nee na comme boo demee jàngi ñu ne Oustaz Bari ma ngay jàngi kër Maodo daara ju doon na kër Maodo nee na mu ñibbisi ñu ne Mor Jama ñëw na ndeysaan Mor Jama ñëw na gars yi ni déet imam bi sax ni moom Mor Jama mooy jiite ñuy wax ñu ne yow da nga jàngoon Mor Jama ñëwal jiite nee na Mor Jama dem nee na Mor Jama nag am na beneen ko nga xam te na moom la meloon ndeysaan moom it ndeke ñëw na Mor Jama commencé jiite ndeysaan nee na il est ko Mor Jama jël saaru ndaw Mor Jama tari Fatiha rek jël wa samaa'i wa taarix ndeysaan nee na bu mu ne bismillahi rahmani rahim wa samaa'i wa taarix wa ma adraka ma taarix an najmu saahib in kulli nafsin lama alayha haafisin googu moom loolu foofu la cangee nag léegi xamul ni moom fal yanzuri ma stop léegi mu toog si àgg mu ni haafisun gaa yi ni patt rek ñoom it ñoome mu ko gàgganti ndax daara Maodo la jógee moom it mu sonn si gàgg Serigne Cheikh jàngale foofu benn jàngale parce que moom ak même buy reetaan loolu da lay jàngale mu jàngale foofu nii ni il est ko moom mu sëgg parce que fa mu yem noonu mënoon na sëgg loolu jàngale na fa nii buy tari saar bu gudd man ko dag nga kon ne sujjóot mais nee na mu nekk si haafisun bi ba keneen ki ñëw xaritam bi ñaari nilaar xam nga ni concurrence ni nekk si ginnaaw ni ko ay fal yar juri xamoon dara léegi Mor Jama ni man de yàqu naa si julli gi de non da ngay réew a bëgg de mu wane ni loolu vraiment histoire bu gudd la mais fa laa ko yemale pour wane ni moom vraiment nit la koo xam te ni il est hors du commun une philosophie naan une personne hors du commun Serigne Cheikh était une personne hors du commun parce que il a eu la capacité de se départir du commun en quoi faisant en ne pas se cantonner sur sa considération religieuse mais montrer à la société sénégalaise que non on peut être un guide religieux certes mais mën nañu servir sur le terrain ci biir ci kurus gi ci terrain bi ci politique bi ci industrie bi ci commerce bi ci agriculture noonu nañuy servir suñu kër kon yaakaar naa exemple yu ne jox na kontaan na lool Mor Jama moo xam naa ne moo marqué ñu bëri ndax sax Oustaz naa la te nee na moo ko marqué Mor Jama sax Oustaz naa la te reetaan loolu noonu ba sonn te Oustaz te ñëw si te ñoom ñaar yóbboowunu ndax mosu faa da nga ko denc émission bi bu koy def doo déglu say morom ñu ngi kontaan waaye nag xol yi fiix na sedd na guy ñu kontaan bu baax a baax waaye nag ñu xëy rek benn guddi àllarba la woon mu tombeek le 15 mars 2017 ñu taal rajo yi rawatina RFM ñu jékki-jékki am lu xew
su ma nee 15 mars àllarba ci guddi 2017 lan la lay fàttali ak lan nga yëgoon. li ma yëg li ma dund parce que yàlla moo ma tiim sama aqulaay taala lay wax àllarba la Serigne Cheikh génn àdduna aldine bi ma añee ba pare université dama tëdd gént ko talaata ma tëdd añ ba pare tëdd gént ko Serigne Cheikh li yàlla di ndax buñ demoon ba àllarba ma wax ko duñ ma gëm parce que quoi qu'on puisse dire du ma nitu yàlla seetlu ma am ma xam-xam baaxuma aussi ba di gént Serigne Cheikh mais ñaari fan yooyu yàlla defal na ma taw féex ma gént ko ma gént ko bi ma ko génnee àllarba si suba dama ko wax Omar mu nekk benn oustaz boo xam ñoo bokk formation ñoo nekkoon noonu benn néeg ñoo bokk benn néeg yàlla bi ma tiim ma ne ko Omar man dafa ma jaax mu naa ma ne ko ñaari fan yëpp su ma tëdd damay gént Serigne Cheikh mun ma kon da koy waaj gis ma ne ko yow Serigne Cheikh foo ko gisee nii ba Omar bu mu déggee tàgge bi dafa daw si ba ñëw ni ma yow xam kan waaye yow sëñ bi tàggu na la ndeysaan Omar moom it maa ngi koy nuyu du passage mu nekk Ndar étudiant moom it ku bëgg Serigne Cheikh ku bëgg Serigne Moustapha la mu nekk taalibe Cheikh xàqan moom it di ko nuyu au passage mu nekk lu tiis pour Sénégal lu tiis parce que ñàkk nañu koo xamante ni moo daan nekk ci roq ba di ñu téyel lu bëri te gars yi xamuñu ko Serigne Cheikh ruqam boobu nekku fa di nelaw mais moo fa daan nekk di téy lu bëri di defar lu bëri te nit ñu xamuñu ko ñàkk nañ ku yebe yowan ku tabe Alamine nee na moom mosul gis ku gën a tabe Serigne Cheikh ñàkk nañu un grand professeur Serigne Cheikh ñàkk nañu kuy jàngale ndax bu même bu fekkee ni côté boobu du metti trop parce que monde bi évolué na ba tey kasetam boo bëgg déglu bu la fekkee jàng ci moom moo tax a jóg di nga jàng ci moom mais ñàkk nañu koo xam te ni même boo ko gisul nii mii di xalaat rek ni Serigne Cheikh mi ngi fee si roq ba loolu dalum xel la woon parce que rek yàlla am na ñu ruus te ñu muy ruus man mën naa waat ni Serigne Cheikh si la bokk parce que liggéeyal na ko suñu borom liggéeyal na ko réew mi liggéeyal na ko yonante bi liggéeyal na ko Cheikhou Tidiane kon Sénégal moo ñàkk mais dañuy sant yàlla parce que yàlla mënoon na def Serigne Cheikh nekk marocain wala mu nekk algérien wala mu nekk gambien même bu fekkee ne maa leen nuyu Gambie ak Sénégal benn la chance bi ñu am moom la Gambien am mais mu nekk beneen réew bu nga xamante ne du Sénégal yàlla defal ñu tawfeex ak taysiir boobu jox ñu ku mel ne Serigne Cheikh li ci metti gën ci metti mooy du làqu gi parce que borom xam-xam yi duñu làqu sorewuñu ko am yitte tuuti di nga xam ne ñoom sorewuñu mais li ci gën a metti mooy yàlla suñu borom kàttanam ak pouvoir am mën na lu ne mais coobare moom mënul leen coobare suñu borom man dama gëm ni moyetu ko mu may na kuréel keneen ko mu mel na Serigne Cheikh parce que mel na Serigne Cheikh dafa laaj sacrifice te fi monde bi toll les considérations crypto-personnelles envahissent les préoccupations des individus am na toogoon na bis mu ne Moustapha jot na nag may toog ne seetaan ngeen di gàmm te toog na seetaan sëñ Moustapha gàmmu ñaata 2011 ba 2017 ndeysaan xam nga toog boobu lu muy und mooy la Seydil Hadji Malick defoon ak taalibe bi moom la Serigne Cheikh def ak Serigne Moustapha parce que Seydi Hadji Malick moom mission am nekkul woon di am ay taalibe mais c'était de créer des Maodo njaar ne ba mu explosé daara njaar ne ba ñu formé ba mu pare non ay Maodo nga doon gis mais nekkul woon ay taalibe Maodo da leen tàggat ci jikko tàggat leen ci xam-xam tàggat leen ci diine tàggat leen ci jamono ba tey ñu si bëri dafa jël ci njabootu boppam jox leen parce que ñaari njaboot moo am nit di nga bokk moom si deret mais di nga bokk moom si ruux ñooñu dañu dem ba seen ruux yi la ñu bokk kon bu jëlee njabootam jox leen xam na ni moom mii defar na ay Maodo am na solo di Sénégal di jaxasoo kon Serigne Cheikh bu demee ba tëju ñu si bëri yaakaaroon nañ sax bu jëlee xilaafa dana génn mais Serigne Cheikh du génn parce que ni ko nguuru réew désintéressé noonu la ko parce que xilaafa bon parce que ñaaraam man bëgguma sax dugg si considération yooyu mais li ma la mën a wax daal mooy Serigne Cheikh mission la te ku nekk sa mission du yow yaa koy tracé sa bopp bu génnaatoon daañu xam ne Serigne Cheikh mii li muy def nii c'est des considérations crypto-personnelles mais li muy def nii dañ ko sant
révélation la ndax yonante mënul am ñëwaat ñiy mottali diine rek moo fi ne Serigne Cheikh dafa bokkoon ci ñi yeesal diine yeesal jamono yeesal xam-xam parce que xam-xam autrement la indi xam-xam autrement tey Moustapha autrement la ñuy seetaan fii kii Moustapha bu jàppoo ne am na solo Moustapha autrement la ñuy am xam naa dañ koy toog rek temps bi moo tax wala ñu ne temps bi jeex na damay taxale rek wallaay tey moom ñoo ngi am Moustapha autrement mooy tax nit waxoon naa ko aaya daaw ren yàlla def na am beneen jeune Ross Béthio mu ngi nii Ross Béthio dañuy gis ay jeunes nañu xam ni Ross Béthio sunu Ross Béthio la donte ne sax waaw àdduna ñoo ni seetaan waaye bii waa Ross Béthio laay waxal jeunes yi ñu am nañ leen gën a jàpp dooleel leen ndax su fekkee ci wàllu sport dañuy dem ànd ak valeur si wàllu culture dañuy dem ànd ak valeur ci wàllu éducation dañuy dem ànd ak valeur religion tamit desuñu si ginnaaw amul fenn fu ñu des ginnaaw loolu day wane ni am nañu yaakaar ci dëkk bi ndax Moustapha bi tey yaakaar naa yow mi seetaan bëri na tey ñuy wax ni Moustapha bett nañu ndax da nga daan gis mu tax si terrain bi rek di yuux di aalu loolu terrain bi la woon waaye seen Cheikh moo formé ñëpp kon suñu xol sedd na xam naa yéen ñi seetaan tamit seen xol sedd na guy yéen ñi yónnee tamit seen i vidéo yëpp tamit ndeysaan nu kontaan nañ si bu baax a baax sëñ Moustapha lan ngay wax waa Sunu TV ak looy wax ñi lay seetaan kàddu yi mu jëy di leen Sunu TV moom di leen ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla dëgëral leen parce que dañuy wax ni Serigne Cheikh dafay jàngale ni jullit rawatina taalibe Cheikh warul am ambition bu ndaw gëm leen ni télé bi day yegg fu raw seen njort bu ngeen ko gëmee rek incha allah dina ñëw di ñaan leeru borom bis bi barke borom bis bi wàcce fii defal leen yokkute bi nga xamante ni wax dëgg yàlla dina raw seen njort ngeen fekk ka tatal ko te Ross Béthio mu nekk njëriñu Ross Béthio njëriñu Sénégal di tàggatoo rek di jéggulu nit ñi parce que lu tax may jéggulu nit ñi ku toy na Serigne Cheikh yaakaar naa man war ma fa woon taxaw di wax mais su ma amee fitu ñu ne ma kaay ñu waxtaan si Serigne Cheikh ma am fitu ñëw parce que Serigne Cheikh dafa jàngale ba jàngale si ñanaaw yi li nga war a dundee ak ñoom kon man ci li ma xalaat ci moom ci li ma gis ci li ma wax yépp moom moo ko wax wala nit ñi wax ka ci moom ma jàpp ko kon yaakaar naa loolu moom may fit mu ñëw ak cofeel gi ma am bien sûr ci moom di sant la oustaz vraiment accueil bi yombal nga ma waxtaan bi parce que mënoon nga ma dugal ci ay aaya boobaa damay suux ndax jàngu ma sama njàng demewul noonu di sant sa caméraman yi di sant sa réalisateur yi vraiment ñoom aussi jàpp nañ ci liggéey bi bu baax di ñaan yàlla aussi ni ñu ko waxee rek réew mi yàlla def si jàmm yàlla def jàmm aussi si Ross Béthio ñaan yàlla Ross Béthio mu doon ville yi nga xam ne dañ koy seen ci àdduna bi yëpp di leen sant di leen gërëm di leen jéggalu ànd bi fa di xam di wax ni lu ci jub rek suñu borom la mais aussi lu ci dëng ku am yéene ak ku am cofeel ak ku am yëg-yëg moo doon wax ak ku matadi ndax l'œuvre humaine n'est jamais parfaite di leen masawu di leen sant di leen gërëm pour ça di la sant di la gërëm di la jaajëfal bu baax réalisateur bi muy DJ Sokofa caméraman bi ak monteur bi Khalifa wax dëgg neex yàlla xol yi sedd na guy Sunu TV la woon spécial maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum borom Ruquba yaakaar naa soo ba léegi seen xol yaa ngi fiix waaye na ngeen continuer abonné ndax yeneen programme yu am solo moo ngi ñëw di leen wax nag dañuy ñaan ngeen abonné di partager ndax dañuy tàmbali te neex na lool nag ñu tàmbalee Serigne Cheikh moo tax ñun bi ñu njëkkee génn gis ngeen ko Serigne Cheikh la te gëm nañ ni ci barkeem ci leeram ci yoom ci sellam déwoon ci heure bii daanu am lu mu bon 10 000 abonnés inchallah ndax su fekkee sopp nañ lu baax bëgg nañ lu baax waaw nañu ñëw doole li nga xam ne am nañu yéene fésal lu baax te Sunu TV suñu yitte ak suñu yéene mooy fésal lu baax képp ku baax rek taalal na la suñu ñaar loxo yéen ñi tamit intervenir tamit yéen ñëpp ñi waa Touba yi waa Kaffrine yi waa Thiès yi waa Dakar yi soxna Asukan ñoo ngi kontaan bu baax ci vidéo yi ndeysaan mu Fatish ndeysaan mu nekk Mouhamed Ndiaye moo sa Touba si ngeen ko sànq moom tamit ñuy kontaan ci moom di bég si ñëpp ñu yónnee seen vidéo ñi jot a yónnee tamit duggul tamit ngeen xam ne nu mu demee la waaye amoon na yéen jaale leen ñëpp kon jox leen dig daje du yàgg incha allah yeneen émission yi am solo xam naa ni koor gi nag damay sàcc rek xam naa di Sokofa dina ma dóor koor gi nag ngeen xaar oustaz ba dina ñëw ànd ak sama ak gaayam am solo dañ ko xaar di incha allah wasalaamaaleykum tiis ak naqar la umma islamique bi am tey jii ginnaaw ba ñu yëgee génnub àdduna ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum
حسني